yi ba jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média yeewu leen ñun yeewooti nañu fas yéene àndandoo ak yéen fi ba 11h 8h58 mooy doog a jot gërëm équipe yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ca subaak léegi fajar gi jot ngeen a yeewu ak RFM matin rédaction bu rajo Futur Média Babacar Fall jiite ko ak ñi mu ci àndal ngeen déglu ko mais en même temps seetaan ko ci télévision Futur Média bi mu jeexee itam gunge nañu leen ak ay annonce ki clip pour vous réveiller un peu ba bi waxtu wi jotee ñuy doog a tàmbali pour gunge leen comme ni ñu koy defee suba gu jot ci yeewu leen bi première matinale fii ci Sénégal alors bis bi tey tombé na ak jeudi 6 février 2019 on a préparé comme d'habitude beaucoup de sujets dige ba la fii ba ay fan dinañ leen teral ci teranga Sénégal tey itam dañu koy tollanti rebelote pour yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg a woote ñu jox leen seen i enveloppe ay enveloppe yu duun yoo xamante ni 50 000 la tàmbalee jëm 200 000 mu ngi ci tableau bi bu ca kanamee ñu bennal leen jël leen kenn par kenn ku tànn région boo mënti tànn loo fa fekk ci enveloppe yow yaa koy moom donc c'est vrai que jaratul sax ñu leen di expliquer principe teranga Sénégal ay dégg naa tubaab naan la répétition est pédagogique moo tax it ñu naan ñun que waxaat du bëri wax donc c'est le moment où jamais boo gisee bu ma nuyoowee rek expliquer teranga Sénégal dafa fekk ni séddale taamu naa ci kudd yu njëkk yi donc ci waxtu wi bu leen neexee ngeen teel a composé numéro téléphone yi benn la ñu leen koy bindal ci suufu écran bi mën naa ci lim quelque moo xam 88 628 22 22 moo xam 88 628 04 05 moo xam 88 628 65 65 donc ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi puisque ki ñuy njëkk a jël tey mën na tombé ci enveloppe bu toll ci ñaar fukki junni ñu jox ko yeewee ko tey jii ci alxames bi et puis bu leen fàttee ñu ngi waaj tirage bu mag bi xam nga gros lot bi bu weesoo ñoom chambre à coucher ñoom téléphone portable ñoom parure en or ñoom enveloppe yu def 500 000 dañoo tegoon oto bu yanju boo xamante ni ñoo ngi ko gaare fii ci buntu télé bi oto boobu nag dinañu ko tirer fan yi donc bu ngeen duggee ñu may leen 100 000 par exemple seen numéro dafay bokk ba tey ci tirage oto boobu la donc regardez c'est ça cette belle voiture bi ñu leen dig ci Teranga Sénégal donc profitez-en amaat ngeen encore quelques jours yoo xam ne ni mën ngeen cee profito pour ñu boole leen ci tirage bi bu ñu tàmbalee yeewu leen bi dañuy njëkkee ak téléservice bi tàmbalee ko ak xibaaru jaww ji bu ngeen ma toppee ñu won leen tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour découvrir température yi ci suba gi ci dëkk yëpp c'est vrai que ñu ngi dugg ci jamonoy tàngoor c'est normal dérèglement climatique la ko tubaab tuddee bëri na ci ay dëkk yoo xamante ni d'habitude période bi dañ daan sedd neige bi bëri mais daanaka seddatuñu noonu neige bi bëreetul Moscou par exemple dëkk la bu sori xam nga ñoom seen particularité mooy bu neigee rek neige na waaw foofu nag gis nañu ni ren daanaka seddaay bi ak neige bi dafa wàññeeku mun naa jëlaat yeneen exemple ci yeneen dëkk loolu nag li ko waral mooy daanaka climat bi dafa am ay dérèglement yoo xamante ni ñun doomu aadama yi ñoo ko waral loolu mooy indi seddaay bi kenn mënatu ko natt tàngoor bi itam kenn mënatu ko natt la preuve am nañu jëndoon ay yére seddaay yu bëri paraît-il mënatuñu ko sol parce que dañoo jékki-jékki rek mu mel ni nawet la ñu nekk gis ngeen ni daanaka ñu ngi yeewu léegi ak ay 20 degrés ay 21 degrés et pourtant il y a quelques jours déjà ou quelques semaines dañ daan yeewu ak ay 13 degrés fii ci Sénégal comme quoi xeetu seddaay yoo xamante ni mosuñu ko woon am donc jékki-jékki rek février tàngoor wi dugg donc dëkk bu ne ak li mu yeewoo tey ci wàllu température mais météo mu ngi ñuy xamal ni thermomètre bi suba gi quand même dina affiché ay 18 19 jàpp 20 ba 21 degrés par exemple moom la Dakar yeewoo Saint-Louis 19 degrés Podor 18 Matam Linguère Diourbel ba Kaolack ak Tambacounda ñoom yeewu tey ak température yu toll ci 20 degrés 14 degrés dëkk bu ñu naan Kolda Kédougou 19 comme Ziguinchor yeewu itam tey ak température yu toll ci 19 degrés comme Saint-Louis bu ñu demee nag ba ca kanam fekk jant bi gën a jóg ci la tàngoor wi gën di tar météo dina di ñu xamal ni daanaka thermomètre bi mën naa yéeg ba 38 jàpp 39 degrés boori Tambacounda Kolda mën na dem sax ba 41 degrés imagine au mois de
février am dëkk buy def 41 degré muy Ziguinchor moom la météo du ñu xamal tey wàcc tuuti dem ci diggante 37 jàpp 38 ba 39 degré boori fi nga xamante ni moo di Diourbel Tambacounda ak Kolda Kédougou 38 degré Kaolack 38 Linguère 37 Matam 37 Saint-Louis 38 degré Podor 36 degré Dakar mooy xaw a tane tuuti ndax maximum am tey ñoo ngi ko natt ci 29 degré. bu weesoo température yi bu ñu jàllee ci géej gi dañ leen di baaxee waxtu marée yi muy marée haute ak marée basse alors waxtu marée basse yaa ngi nii bu njëkk bi ci fajar gi la ko météo seetlu bi 6h41 du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko prévoir bu 19h31 jotee waxtu marée basse yaa ngi nii bu njëkk bi météo minuit 34 la ko seetlu marée basse bi ci topp daañu ko am tey ci diggu bëccëg bi exactement bu midi 35 jotee waxtu yi nga xamante ni moo gën a baax wala nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi moom la ñu tuddee meilleur moment pour la pêche waxtu yu njëkk yi ci suba gi lay doon diggante 10h45 jàpp 12h45 lu ko mooy guddi gi 23h14 ba 1h14 du matin mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi et puis comme d'habitude consigne bi mooy bu leen fàtte mukk seen ay gilet de sauvetage bu ngeen dee dem géej et puis am leen habitude di woote service météo pour di leen laaj naka la jaww ji ak temps bi mel ci géej gi surtout pour éviter yenn ci ay jéeya donc loolu mooy conseil yuk ñi nga xam ne ni ñooy faral di dem géej ñu tuddee leen ay nappkat jant bi dantiwul benn yoon xëy na tey bi 7h37 du matin jotee narata di guddi gi bu 19h11 jotee ñuy gërëm bu baax waa service national météo fajar gi ñoom ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji ñu won leen ko ci RFM matin détaillé ko ci première partie yeewu leen bi ci téléservice bi ci télévision Futur Média liñ ciy toftal mooy taux de change bi bu ngeen bëggee wecc ci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi mën ngeen a sukkandiku ci tableau bi xam ngeen ni Sénégal dëkku tukkikat la donc tolluwaayu CFA bi ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dana koy njëkkee ak xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 595,876 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 773,787 francs CFA un yuan chinois xaalisu Chine même bu fekkee nit ñi dinañ xaw a gëj Chine tuuti surtout commerçant yi mais devise baa ngi toll ci 85,5889 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 61,7748 francs CFA one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,6646 francs CFA donc loolu moo jëm ci taux de change bi pour bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi ci tableau bi waxtu julli yi tamit ñu baaxee leen ko njëkkee ko ak fajar gi jullee mu ngi toll ci 6h24 tisbaar 13h24 la ñu koy julli takkusaan 16h43 timis 19h15 gée 20h20 la ñu koy julli pour suñu mbokku chrétien ni ci seen i bërëbu jullikaay ay heure fixe la ñu am cathédrale 7h ak 18h30 martyr de l'Ouganda 6h30 ak 18h30 église bu Saint-Joseph benn messe lay am tey ci ngoon gi lay doon bu 18h30 jotee fàttaliwaat leen ni bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa mën ngeen yër suñu site internet bi di www.igfm.sn foofee dañu fay nafar lépp loo xamante ni mën na leen a soxal ci wàllu actualité page d'accueil baa ngi dip jëyee ju am ca dëkk bu ñu naan Yoff Tongoor un homme de 27 ans mortellement poignardé par un charretier voilà moom dañ koo suuj yéenay fàttali ko suuj dama lay suuj waxu bandi la suuj mooy jël paaka rek jam la kii nag yi pare que dañu koo jamate ba mu faatu fii ci Yoff Tongoor fait divers la boo xamante ni moo nekk ci page d'accueil bu suñu site internet di www.igfm.sn ainsi de suite bu ngeen défilé ci biir site bi di ngeen ci fekkaat yeneen i ponk yoo xamante ni mën na leen a soxal ci wàllu actualité bokk na ci demande de mise en liberté provisoire pour Guy Marius Sagna un nouveau rejet du juge et puis Dior Mbaye waykat la démb fii la ndekkee bi ñu noppee mu dem ci site bi waxtaan ak ñoom donc elle a raconté daanaka yu bëri ci vie privée am digganteem ak Gelongal donc Dior Mbaye qui révèle et vient de sortir une nouvelle chanson ñu jëlante ak way boobu noonu maa la fal c'est un très beau titre donc Dior que nous encourageons mën ngeen ko fekk ci biir site bi ak waxtaan woo xamee ni seq na ko ak igfm.sn voilà coronavirus un nouveau-né infecté à Wuhan 30 heures après sa naissance et puis voilà Donald Trump donc ak procès bi Donald Trump acquitté par le Sénat
corona donc procès mbeek liñ ko doon xaaree ndax dañu koy daaneel wala duñu ko daaneel démb la woon ca États-Unis ci guddi gi mais bon finalement kenn du ko daaneel donc détail yu mbir moomu la xew ca États-Unis man ngeen ko fekk ci suñu site internet voilà. ñu won leen yéen kaay yeeg seen i xët allez venez balaa ñu koy xóotal bu ca kanamee ak revue de presse bu rédaction bu télévision Futur Média ñun mën nañu leen won rek une yi ngeen sukkandiku ci su fekkee yeewoogu leen ba dem jëndi ay journaux parce que am na ci ñoo xamante ni dañuy grasse matinée même bu fekkee semaine bi du congé du férié am na ci ñoo xam ne itam ci bërëbu liggéeyukaay yi la ñuy nekk mais de temps en temps ñu làqu taal télé xool télévision Futur Média fal seen i bët ak yeewu leen bi nga xam ne ni day féexal xol xam nga émission balaa neex dugg xol te ñun wóor nañu ni yeewu leen bi dafa dugg xol saabu nag du fóot boppam waaye Youssou nee na ren saabu day fóot boppam man ma tegal ko ci ne boo gisee petite war a xam ni saaboo fa jaar donc merci en tout cas d'apprécier cette émission ñu won leen donc yéenekaay yi ak seen i xët laataa xóotal gi ci revue de presse bi ca kanam dañu koy njëkkee ak l'Observateur premier quotidien fii ci Sénégal mi xëy ak ab enquête bu mu jagleel ay crise yu am ci entreprise yu nekk fii ci Sénégal ak ay nit yu bëri yoo xamante ni dañ leen di dàq plus de 5000 emplois jetés à la rue am na exemple bu mu jël ci benn entreprise ak calvaire boo xamee ni agent yooyu la ñoo ngi koy dund ba tey ci une bu l'Observateur mën nañ ci gis bilanguk jee ji am bërki démb mardi ca dëkk buñ naan Guet Ndar muy ab cong wu amoon ci diggante nappkat yi ak alkaati yi ay millions la ñu ñàkk 17 arrestations 15 policiers blessés et puis yéen a ngi fàttali ko maître Abdoulaye Wade mi fi accueilliroon ay doomu Haïti ba dëkkaloo leen woon fii ci Sénégal ñoom nag seen histoire ak seen nouvelle vie racontée ci l'Observateur bu tey bi ils étaient recueillis à Dakar rappelez-vous par l'ancien président après le terrible séisme de 2010 les secrets des nouvelles vies des Haïtiens de maître Wade am na ci ñoo xamante ne am nañ fi jabar am na ci ñoo xamante ni delluwaat nañu seen dëkk Haïti ba nekk fa ay cadre Sylvain Ndiaye a été retrouvé par l'Observateur sa nouvelle vie racontée ci l'Observateur bu tey bi coronavirus bi la yéenekaay yu bëri xëy xëtee tey laas def ab xëtam ci français ñoo ngi lire épidémie du coronavirus Dakar en alerte les parents des étudiants sénégalais exigent l'exfiltration immédiate de leurs enfants en tournée Malick Gakou flingue Macky et promet un programme de rapatriement dans 72 heures ah bon loolu la ñuy lire ci laas bu tey bi le témoin même son de cloche ci coronavirus boobule la xëyee tey ak ñaari épidémie yoo xam ne dañoo nuroo muy coronavirus boobule ak Ebola donc le témoin Ebola chinois sax la ko tuddee yéen a ngi fàttaliku bi fi épidémie bi amee ci dëkku Afrique yi Sénégal Guinée ak li ko wër booba tang dañu daan daw sax léegi nag lu xaw a mel noonu moo dal dëkk bu ñu naan Chine ba yéenekaay bi gëstu ci tuddee ko 2 épidémies présentant presque les mêmes symptômes coronavirus un Ebola chinois et puis Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé qui rassure quand même la population il dit je le cite comme ni ñu ko bindee ci français ci le témoin le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ci xëtu yéenekaay bi di enquête yéenekaay bi amal ab gëstu ci épidémie boobule nga xamee ni daanaka lëmbe na àddina l'État rectifie le tir xam nga Macky Sall dafa ne woon mënuñu noonu ñu bëri comprendre ñu woon ay kàddoom après une communication bancale l'État se ressaisit en faisant l'état des lieux de sa force de riposte ki nga xamante ni mooy docteur Abdoulaye Bousso moom wax na nee na nous n'avons pas peur comme je le disais avec Ebola d'avoir des cas Abdoulaye Diouf Sarr itam wax na nee na on a donné un autre sens à la déclaration du président voilà c'est vrai que président bi mu waxee ba tey ñu bëri dañoo mer ba futu d'ailleurs on a même vu un reportage réalisé par nos confrères de TV5 on mettra ça pour vous tey loolu mooy suñu vue d'ailleurs ñoom def nañu ab reportage jagleel ko africains yi nga xamante ni ñoo jaaxle te dëkk Chine surtout dëkk bi nga xamante ni foofu le virus bi jógee muy Wuhan ils ont même rencontré quelques Sénégalais un étudiant sénégalais qui raconte un peu yenn ci seen ay jafe-jafe mais quand même ak xel bu dal on a vu ce
reportage hier dinañ leen ko tegalaatal ci sunu vue d'ailleurs bi bu ca kanamee tuuti ci yeewu leen bi et puis le quotidien ñu découvrir une yéenekaay bi def adoption des termes de référence ak PSE qui bloque le dialogue Bamba Ndiaye porte-parole du jour les TDR déterminent tout le reste donc loolu la ñuy lire ci xëtu yéenekaay bi di le quotidien record la ñu koy jeexale premier quotidien sport fii ci Sénégal record mi xëy Cheikh waxtaan ak Mbaye Diagne ak waa Bruges il dit je regrette ce qui s'est passé donc loolu mën nañ ko lire ci record bu tey bi di yéenekaay boo xamee ni lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram daf koy waxtaanee voilà defe naa des na mais dañu koy dagg foofu li taasukat bi doon wax naan dama koy dagg ndee la xalaas ne ko doo ko dagg ndey jaara gay ne ko dama koy dagg ndeela ne ko doo ko dagg waaye man comme awma ku ma ne doo ko dagg dinaa ko dagg par la force doole mbaam bu ko defee ca kanam ci diggu bëccëg gi ñu revue de presse ko ngeen gën koo comprendre moi je faisais que vous montrer quelques titres ak yéenekaay yi nga xamante ni ñoo xëy tey ci jeudi bi préparé nañu leen comme d'habitude ay sujets yu am solo El Hadj Man Mbaye Garmi bu ca kanamee moo ñuy màggal comme chaque jeudi ci plateau bi daañu fàttaliku mag ñi nga xamee ni ñoo fi nekkoon kenn ku ne am loo fi bàyyi ci trace bu rafet et puis du ñu yam rek ci mag ñi dinañ dem ci bërëb yi chaque jeudi patrimoine dañ ci ànd ak Corombaar Ndiaye tey nag dinañu dem visiter fi nga xamee ni mooy capitale bu njëkk bu Sénégal di Saint-Louis alors on va parler donc de cette ville ak Corombaar Ndiaye bu ca kanamee oustaz Assane itam ñoo ngi koy xaar xam nga moom chaque jeudi day tànn mbir yoo xamante ni soxal na xale yi wala mën na gaañ xale yi méngale ko tuuti ak diine ji joxe ci conseil donc il sera avec nous tout à l'heure Mamadou Ndiaye itam ñoo ngi koy xaar voilà et puis Sophie ak li mu ñuy toggal moom itam elle est en train de se préparer ca ginnaaw daañu am itam ay invités comme d'habitude en gros loolu moo leen di xaar tey ci yeewu leen bi alors puisqu'on est jeudi te daanaka jeudi bisu mag ñi la dañuy dellu waat démb ma jël sama machine à remonter le temps wala ab woy boo xamante ni daal maa ngi ko jëlee ci suñu taatu waxande 1994 li Thione Seck ne bërki démb booba tàng yéen a ngi tojal li may bëgg a teg nag bi ngeen baalal ma rek avec Abdourahmane tout est possible Abdourahmane c'est l'ingénieur de son qui gère le son de cette émission donc avec lui tout est possible ngeen baalal ma defar sama nopp bi parce que là j'entends pas trop bien voilà je pense que tout est bien réglé avec Abdourahmane tout est possible léegi maa ngi expliquer ni tey woy bi ñu leen tànnal pour tegal leen ko jëlaale ko pause balaa ñuy teg publicité yi ab woy la boo xamante ni 1994 la ko Omar Pène woyoon en live amoon na benn émission bu tuddoon à l'époque Diapason merci beaucoup Pape Samb gis ngeen ndokkatu Daaro Mbay bi yaayu Sidi Samb xam nga yii moo xewoon à l'époque donc 1994 fekk na Pape Samba Thiam di tojal boobu Corombaar Ndiaye juddoogul Apulaay ngi raam ñi ci des ñu ngi jàng wax Mass Ndiaye nag amoon na 18 ans période boobu 1994 donc c'est ce qu'on a envie de mettre ce matin pour bégal mag ñi ak ñi nga xamante ni quand même ñooy bëgg ay yi ñu tuddee rétro donc 1994 yàgg na yàggul mais moom lañ leen di tegal am na beneen bu ñuy tegaat puisque Diapason dafa nekkoon émission bu mag boo xamante ni à chaque fois bu amaan RTS Moïse Ambroise Gomis di ko présenter artistes yi dañuy def live invité seen ay moroomu artistes ñu bëf après bu émission bi jeexee ñu génn ko sous forme de bande dañ koy génn sous forme cassette voilà temps boobu defe naa CD xewul woon cassette moo xewoon te bu cassette bi génnaan daan nañ ko jaay Sandaga chez Talla Diagne xaw ma nag fu Talla ne léegi mais en tout cas yëpp ay souvenir la jamono bu ne ak la cay xew donc on met Omar Pène Daaro Mbaye Thione Seck la invité woon itam ci Diapason boobu noonu c'était en 1994 on se souvient de ça et puis bu ca kanamee ñu dellu si ci plateau bi ci yeewu leen bi première matinale fii ci Sénégal ñu tegal leen ko léegi nii ajatu ki ne laam moom itam nekkoon ci ay invité yu Omar Pène jamonoy Diapason réew mi nag lu ne xew na fi c'est vrai que yenn saa yi nga indi démb teg sa yaram dafay daw da ngay nostalgique donc bëri ngeen ci am sensation nostalgie boobu tey ci suba gi ak lii ñu leen tegal Diapason la woon 1994 ak Omar Pène dem dëkk bu ñu naan Turquie nuyu madame Diallo Ami Dieng yaay Dadi ak bébé Sophia borom boutique princesse
princesse Sophie donc actuellement elle est en Turquie kontaan ci rétro yi ñu teg noonu ak Omar Pène ak jàppason bi mu defoon 1994 Mami Boy taalibe Serigne Fallou sama sowetas Mami aussi ñu ngi ko ci béggee bu baax fàttewuñu Aljo moom tamit sunu xarit la et puis Diaf Touré Kor Sophia tey la anniversaire am donc ñëpp a ngi bànneexu en tout cas ci loolee ñu leen tegal pour bégalee leen ko ci suba gi 9h38 mooy doog a jot ci suba gi El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay nuyu di la ziar comme chaque jeudi yaa ñuy magal ci jotaay bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax Mbaye. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay ziar di la ndokkeel di wax ne namoon naa la lool Mbaye. maa la raw. nameelu lool Mbaye. wallaahi. di am mbégte nag contentement mbégte tabbi nag ci alxames jile daje fekk oustaz Assane. ak nag dëgg-dëgg Colombaar Ndiaye. moom tam maa ngi ko ziar di ko bëggee lu bëree bëri di ndokkeel nag mbokk téléspectateurs yi ak auditeurs yi ak ñëpp. di leen ñaanal jàmm di ñaanal réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm. allahumma amiin Mbaye bu ca kanamee fàttaliku daañu ci ànd ak yow comme ni ñu koy defee chaque jeudi fàttaliku mag ñi ñëwaat ci seen i jaar-jaar jàngal ko xale yi. waaw xam nga Aliou moom jàngale rek lay jariñ war a tableau. suñu ne la vaawu tableau. Baye Cheikh dana la jàngal. wallaay Mbaye dañuy jàngiwaat rek ci mag ñi li nga xam ne moom la ñu fi bàyyi. won ko daal ñi nga xam ne ni tubarkal ne xam ne kuy roy. boo leen roy rek doo juum. ki ñu fas yéene fàttaliku bu ca kanamee ku jàng ci moom doon nit ku baax ci jikko doon nit ku baax ci parcours bu riche politiquement nekkoon intellectuel muy Mamadou Dia. mu nekkoon koo xam ne clé bu ñu nee Mamadou Dia rek xel yëpp dañuy tàbbi ci nga xam ne kii moo nekkoon au conseil. waaw déedéet kii ci turandoo yi la bokk. roy na ko jël na juróom-ñaari jikko yi koo koy Alaaji Mamadou Dia lébu bu mag boobu daal bokkul ci groupe cosaan kooku la ñu war a waxtaanee Baye Cheikh. mu ngoog man mi sax dama foogoon ne beneen Mamadou Dia bi la waaye Mamadou Dia comme ni ko taasukat bi waxee Mamadou Dia bëri bokkul taaw xaw ma taaw bëri bokkul waaye Mamadou Dia bëri bokkul donc bii beneen Mamadou Dia la ñu leen bëgg a wanaleel bu ca kanamee ci fàttaliku gi ak El Hadj Mbaye Garmi du ñu fàttaliku ay nit kese waaye daañuy fàttaliku ay bërëb comme chaque jeudi tey patrimoine dinañu dem dëkk bu ñu naan Saint-Louis ak Colombaar Ndiaye mooy capitale bu njëkk bu Sénégal n'est-ce pas. mooy capitale bu njëkk bu Sénégal Baye Cheikh bonjour maa ngi lay nuyu tonton Garmé ak Oustaz Assane nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la TFM ni nga ko waxee tey dinañu visiter la vieille ville nekkoon nag première capitale bu Sénégal moom Saint-Louis bu ñu nee Saint-Louis xel dem ci histoire bu ñu nee Saint-Louis xel dem ci teranga bu ñu nee Saint-Louis xel dem ci taar waaye nag fanaal ma nga Saint-Louis tàkkusaanu Ndar itamit ñun ñëpp xam nañu ko dinañu waxtaanee tey dëkku Alaaji Golbert Diagne. voilà donc en attendant ñu bàyyi la nga defaraat sa ndoket xam nga Assane yi moo tax muy toog di waxtaan ak xale yi ndax yu leen neex la ñuy sol ci ay télé seen lépp di feeñ yooyu yëpp kiiwul redressé ko xam nga Assane lii baaxul jigéen daa war a muuru. waaw loolu de ndoket bi taay baasam bi rafet na lool mais ci kaw daal. waaw dafa ouverture de foyer torop Fosco moom daal ci kaw ouverture foyer la. mais Baye Cheikh balcon. Fosco discours yeeg yooyu ko Baye Cheikh. waaw tonton balcon day ubbeeku Baye Cheikh. waaw quand même pour mu féex waa. tonton Garmi dama lay. heureusement ba ñaari mankan yi ñaari kunkan yi nekk ni fi Mamadou Ndiaye ak Bijou Ndiaye te dañoo télévisionné Assane ñu ngi lay nuyu yow duma la dugal ci benn gaam oustaz bu baax bu bëri valeur bi oustaz bi nga xamante ni photom sax dama koy waaj a takk njël xam naa fan yi bu ngeen ma gisee ma takk ab njël rek ab nataalu Assane la su ma takkee njëllu Assane ñaari fan takk njëllu tuutaan jaak ñaari fan ñoom ñaar daal laa bëgg njëllu fan yi sama ñaari nit oustaz Assane ak tuutaan jaak ñoom daal laa bëgg njëllu kii su ma takkee njëllam ñaari fan takk tuutaan njëllam ñaari fan ku am sa xarit bu la neexee njëllu ko man nag ñaar ñii laa bëgg njëllu am naa ci droit xanaa wala loolu bokkaale la si lu wér am nga si sañ-sañ bu xam nga bu leen arrangé amul araam waaye bu doon tayib nee na ma ala kulli yàlla safara nga jëm
macha ñu ngi am mbégte comme ni ñu ko waxee jàkkaarloo ak waat ci yow yeewu leen comme ni ko Garmi waxee macha allah yàkkamtu woon nañ sa retour fa tabarakallahu yal na yàlla dolli jàmm. yàlla dolli xéewal yàlla dolli sutura. comme ni ñu ko waxee tey nag li ñu fas yéenee waxtaane xam nga mois de février su diggee rek. xale yi seen xel yëpp ci li muy dem mooy. amour. ak Saint-Valentin. te jàpp naa ne ay nit suñu àndee. te seen diggante daganalu guñ ko am na luñ ci séentu. bu dee njub la ñu nar mooy ñu daganal ko léegi nag bu ñu ko daganalee ba pare dafa am ay mbir ya nga xamante ni day xew ci biir. mois bi bokk na ci li tax ñu andi thème bi waaye surtout ñu bëri ñi nga xamante dañu ci interpellé. yoo xamante ni day xew ci diggante ñaari way dencante ci wax ja nga xamante ni waruñ ko waxante léeg-léeg nga gis ku ne nu mu tuddati fii ak ñeenti weer dootuma la xam. maanaam mere naa la fi ak ñeenti weer du ma def si yow li ma war. loolu am na li si lislaam wax al ilaa lañ ko tudde nga gis koo xamante ni danaan borom këram yamale naa la ak sama baay maanaam su ma namatee ànd ak yow ànd ak sama baay wala borom kër gi wax ko soxnaam. loolu am na la nga xamante ni moom la si lislaam wax. beneen bi mooy lii xale yu jigéen ñi di def. jël ko te du noonu maanaam nekk ak nit ñu may leen si faratas yàlla ak sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xëy rek gàddu juróom ñëw ne ko am sa juróom a ngi nii maa ngi dem sama yoon. du noonu de. waaw loolu nag Sénégal aadala fi ba nga xamante ni ñu bari defe nañ ne dañ naan jox na delloo naa ko juróomam dem naa sama yoon sëy ba tas na déedéet du loolu. donc bàyyi loolu lañ fas yéene waxtaane xale yi tamit comme ni nga ko waxee rek incha allah ñu jéem a. góorgóorlu te yiwal col gi. waaw te yiwal col gi. loolu te yiwal col gi te loolu am na si solo. damay faral di wax ne. wax bi léeg-léeg mën naa dëgër waaye alquran moo di tëddee. du dëgg saa yoo ko yëkkee rek am ku ne man ngay waxal mais koo xamante ni bi ngay ñëw dañ la muur ngir benn ngelaw ba nga jaar si yow waaraate dafa gaaruwaale be waaw boo am na alquran moo mel noonu soo ko yëkkee rek ci ñii boo leen dégloo da ngay foog ni yow la ñuy waxal te yàlla seede na ne waxuñu ak kenn li alquran wax rek la ñuy Taïb Socé moom day sànni tarak rek et pourtant alquran lay wax t'as l'impression que yow lay waxal parce que alquran mooy kéemtaanu yàlla bi nga xamante ni du jóg mukk si fi nga xamante moom moo di si adduna bi chaque jour bu waxee rek day mel ni tey jii la loolu xew léeg-léeg ñu wax la dara si alquran nga ne lii moom bii ko yàlla di wàccee man mii la xool rek wàccee ko du keneen man maa ko moom gis si sa bopp donc loolu lañ fas yéene waxtaane góorgóorlu ci col gi rek ndax musiba yi bari na balaa yi bari na te nañu góorgóorlu laal suñu diggante ak suñu borom bay Cheikh yàlla nañu yàlla sàmm ay doomu aadama rek lañu nag duñu ay wàlliw duñu ay xut bu samaan duñu ay robocop yàllaa ñu sàkk ñu mën a yëfu nit ñu mën a jubal comme ni ñu mën a defee erreur di def yëfu nit voilà mënul ñàkk en tout cas on parlera de tout ça dinañ ñëw ci Saint-Valentin daañu waxtaane sëy li ko takk tasu ko ak yenn ci ay conseils yu am solo yoo xamante ni mën na leen a jëriñ ci diine ji ak ni jamono tëddee daañ ci ànd ak oustaz Assane Seck bu ca kanamee tuuti et puis Sophie ñu ngi lay nuyu loo nas tey Baye Cheikh maa ngi lay fay tey nag ay fataaya laa andi ay fataaya royal Baye Cheikh laa naka defal ci kanam fataaya royal waaw di leen nuyu rek di nuyu mbokk yi xarit yi ñuy seetaan comme ni ñu koy defee nag à chaque fois andi benn plat boo xamante ni di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër tey nag ay fataaya la ñuy defar nag fataaya yi nag dañu ko nar a farci ak li nga xam ne mooy foie ak vermicelle chinois am nañu oignon farine épices am nañu nen piment rouge oignon vert levure chimique dinañ utiliser aussi Baye Cheikh li nga xam ne mooy sauce soja am nañu tamit ay tomate am nañu oignon vert Baye Cheikh ci kanam naka ñu nar a mélanger lépp rek defal li nga xam ne mooy plat du jour tey bi. jeena kon bu ca kanamee nga toggal ñu ñam. incha allah nga togg ñu ñam. waaw. allez léegi mën nañ cee profité nag jël leen quand même ci téléphone yi balaa ñuy tàmbali waxtaan bi am na ay gan yu nekk ci ginnaaw daañu recevoir suñu benn xarit Kisima Diabaté mu galas ak groupe am Fallou rek il prépare un grand spectacle le 14 février fële nga xamante ni mooy centre culturel Blaise Senghor on le recevra ci plateau bi dinañu am itam yeneen i surprise yu ñu leen di jagleel fi lekk yeewu leen bi di jeex ayca ñu may leen ngeen composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi ma defaraat sama nopp bi puisque avec Abdourahmane tout est possible kii yàlla na ko sama àq dal Abdourahmane lu ko neex lay def
ay lii la may def daf may branché samay fil di feeñ des fois son bi du baax mais bon yàlla baax na c'est les aléas du métier amul benn problème avec Abdourahmane tout est possible voilà je pense que c'est bon comme ça maintenant allez ñu jël leen 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 99 80 ak 88 628 72 86 wala 88 628 65 65 ngeen woote léegi nii ku dugg rek région boo tànn loo fa fekk ci enveloppe ci Teranga Sénégal yow yaa koy moom donc ñu ngi leen di xaar gaaw leen balaa ñuy dem ci sujet yi ñu leen préparé allo. allo allo. allo. allo Pasteur. kookan la. c'est Marème. Marème Seye. c'est Marème s'appelait où. Marème Seye. Marème Seye fooy wootee. Touba. fan ci Touba nga dëkke. Touba laa dëkk Daaru Khoudoss. yaa ngi dëkkee Daaru Khoudoss très bien mbaa yëg nga ni sa numéro bokk na ci tirage oto bii di feeñ sama ginnaaw mën nga koo gagné. si loolu laa bëggoon nag. voilà loolu féete na boor donc dinañ la tirer boole la ci oto bi en plus de oto bi dama lay may bonus bi mooy da ngay ñëw ñu dem ci tableau bi nga tànn région bu la neex région bi boo ko tànnee loo fa fekk ci enveloppe yaa ko moom. oui d'accord. d'accord tubaab la. ay ca tànnal. tànn naa région de Diourbel. tànn nga région de Diourbel lan moo tax nga tànn région de Diourbel. waaw tànn na région am sax kay moom laa xalaat bi ma tëjee. région de Diourbel allez léegi ubbil naa la région de Diourbel bi ma ubbee région de Diourbel fekk naa ci enveloppe xam nga ñaata laa fekk ci enveloppe bi. fukki junni. loolu neex na. weesu na neex itam alors rek frais 1000 francs am nga 50 ëpp na neex te woote foofu ca Touba. yaa ko moom 50 000 la ñu fekk région de Diourbel bul raccrocher comme ça ñu xool naka ngay def pour jot ci enveloppe bi merci d'avoir appelé Aïcha na beneen téléspectateur du gàtt nu mu gënee gaaw rek gën ma arrangé parce que bëgg naa quand même tey ñu ibbi maximum de régions parce que d'habitude ñaar ñett laay ibbi parce que dañuy àggali émission bi mais lu ngeen tànn rek ñu ubbil leen jox leen ngeen moom ko donc 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 ainsi de suite allô bu dee da ngeen composé benn ci numéro yi mu saturé da ngeen di raccroché bu leen neexee composé waat même numéro bi wala ngeen changé dem ci beneen numéro de téléphone puisque bëri na ay numéro téléphone yu ñu teg te ci waxtu wi nag wax dëgg yàlla suba gi imagine nga woote comme suñu xarit bi woo léegi ñu fukk la te fukk gën a tuuti. fukk moom daanaka as lëf la ci yi ñuy joxe. am na yu gën a rëy. te avant premier lay doon. ben voilà avant premier ñu jox la fukk junni ñaar fukk ñeent fukk. te fukk yi as lëf la rek am na yu gën a rëy. ci yi ñuy maye ay 200000. dëgg la 200 gën a rëy lii as lëf la rek. ci li ñuy maye as lëf la rek. waaw as lëf la rek ci yi ñuy maye. cay mbay. xam nga fukki junni as lëf la. boo ko comparé ak oto. dëgg. wala téléphone. boo ko comparé ak 200000 xam nga du dara et pourtant koo may fukki junni mu jër ak fi réew mi toll donc ayca ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 99 90 donc dugg leen ku woote dinañu ko may parce que lii may la région boo tànn rek am na lu fa nekk ci wàllu teranga allo. allo. oui allo. kooku. je vous appelle de Tivaouane. wallaay ndeysaan yow la kan. je m'appelle Assane Sène. dëgg la fan ngay wootee ci Tivaouane amul problème yow tamit yii dund naa ko. je vous appelle de Tivaouane. tu nous appelles de Tivaouane très bien où exactement à Tivaouane yii bi depuis ma commencé ci télé yi. commercial. d'accord fan. quartier commercial. Quartier commercial d'accord ok y a pas de souci quartier commercial comment vous vous appelez monsieur. dama ko dégg. je m'appelle Assane Sène. Assane Sène d'accord il s'appelle Assane comme l'autre Assane d'accord
alors monsieur Assane Sène noo may traduire ne ce numéro bokk na ci tirage oto bi lii mënuma ko wax ci tubaab waxal ba lii votre numéro fait partie dans le tirage de la voiture. D'accord. Eh ben, moom Assane. eh ben dis donc alors Assane. ah ouais. maintenant coono nan la ñuy waxee tànn région bu la neex Assane choisis le région que tu veux et quand tu trouveras quelque chose comme enveloppe dedans ce qui se trouve là-bas c'est pour toi. Région de Saint-Louis. Oh pourquoi vous avez choisi ou vous choisissez la région? Pourquoi vous avez choisi La région de Saint-Louis. mais pourquoi vous choisissez la région de Saint-Louis? Parce que j'ai des parents là-bas. Ah d'accord. Vos parents, ils habitent où? Ils habitent où exactement à Saint-Louis? À Sindone. Ah? À Sindone. xaw fu mu wax. su ma nee de man mbay. Sindoone. ah Sindone. À Sindone. ñun sax xamuñu ko barke la so Sindoone. oui. ah. Colombar. oui. Monsieur Sène. Vos parents, ils habitent où à Saint-Louis? À Sindone. Au quartier sud. ku neex la de mbay. fan la juddoo ci Paris mbay. Il est né à Paname. Hélas, il demande, vous êtes né où à Paris? à Paris. Allô? Oui. Oui? Est-ce que vous avez assez de crédit? Mais, en tout cas, je vous parle. bon d'accord léegi nag alors région bi nga tànn mooy Saint-Louis xaaral ma ubbil la ko ana Saint-Louis. à gauche. alors monsieur Sène yàlla na fi fekk juróomi téeméer. mais monsieur Sène. allo Assane. si. Assane j'espère que coupé wul. parce que bi ma ibbee région de Saint-Louis enveloppe bi ma ci fekk 100 000 francs moo ci nekk donc Assane Sène depuis Tivaouane 100 000 francs yi yow yaa ko moom équipe bi ci ginnaaw débrouillez-vous quand même pour jéem koo jotaat peut-être mais Assane am nga 100 000 francs yoo xamante ni moom la ñu fekk quand même fi nga xamante ni mooy région de. nga ree ba daan kekk. non Assane dafa neex. fan nga dëkk ci Saint-Louis mu ne Sindoone nit ñi jar na daanu. man de judd bi de bëggoon naa wax la fan la juddoo ca Paris. du ko wax. allez bu amaat xam naa genre gi yow tamit mais bon nit ku neex la rek mook Assane bi yam dara safu leen na amaat bu amaatee téléspectateur bu dugg léegi ni ñu jël ko comme ça ñu teral ko jox ko ci nga xamante ni moo am ci tableau bi région bu nekk am na enveloppe bu ci nekk donc bi 50 000 bi 100 000 Assane la ñu ko may moom mi ngi wootee depuis Tivaouane 9h53 mooy doog a jot ñu ngi xalaat comme d'habitude sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk Chine étudiants yooyu nga xamee ni ñoo nekk ca dëkk boobule nga xamee ni jàngoro bi ñuy waxtaanee fan yii yëpp yàlla nañ ci Yàlla musal muy coronavirus fa la jógee ñoom ñi ngi fa wax ji nag xaw na bëri ku ne ngi waxee ak sa xel ak xol waaye ñun ñëpp Sénégal ñu ngi xalaat en tout cas étudiants yooyu nga xamante ni ñoo fa nekk espérons qu'on aura la possibilité de ñu jëli leen d'ailleurs démb maa ngi wax sànq ni vue d'ailleurs bi tey ñoom la ñu ko jagleel puisque y a eu un reportage qu'on a vu sur TV5 Monde oui c'est ça si je ne me trompe ñoom ñu def ab reportage jagleel ko yenn cay africain yoo xamante ni ñu ngi foofu Chine balaa laale sax étudiants sénégalais yi tase nañ ci ñoom ak kenn koo xamante ni ku gëm yàlla la il nous a marqué ci biir reportage yu TV5 boobu noonu je vous propose de regarder ça ci suñu vue d'ailleurs juste après ñu commenter ko c'est un reportage réalisé en français par nos confrères de TV5. Pas un jour sans rapatriement face au coronavirus. En début de semaine à Alger, ils étaient une 50aine de retour de Chine. Des étudiants algériens majoritairement, mais aussi des Tunisiens et quelques Mauritaniens. Un retour groupé au nom de la solidarité avec les voisins maghrébins. À des milliers de kilomètres de là, de jeunes Sénégalais attendent. Je sais que le pays ne va pas abandonner ses enfants.
Le Sénégal est un pays responsable. Est-ce que vraiment c'est pas le Sénégal qui veut fuir pour ça? Installé depuis septembre 2017 à Wuhan, où il prépare un doctorat, Cheikh Mbacké Amar est convaincu que le président Sall va changer d'avis. Un rapatriement présenté jusqu'ici comme logistiquement hors de portée pour le Sénégal. J'ai des concitoyens qui se sentent beaucoup plus inquiets que moi. Ils veulent rentrer au pays. En attendant, lui prend les choses avec calme et philosophie. Pas de sortie sans masque. Les autorités en distribuent une dizaine par jour. Ils sont jetables et tous les jours, quelqu'un passe pour vérifier la température des étudiants. Ce que nous voulons pour eux, c'est les sortir de là-bas de Wuhan avant qu'il ne soit plus trop tard. Nous n'avons pas de raison de penser que ça va s'arrêter très tôt. Une course contre la montre pour le continent africain aussi. Aucun cas n'a été rapporté jusqu'ici. Or, rapatrier des ressortissants n'est pas sans risque, souligne ce responsable OMS Afrique. Rapatrier exige de mettre en place des dispositifs pour éviter la contamination tout au long du trajet, mais aussi à l'arrivée. Pour sa part, l'Institut Pasteur de Dakar affirme avoir les moyens de poser un diagnostic sur le coronavirus. Revue d'ailleurs réalisée par nos confrères de TV5 Monde ñoom ñu ngi doon wax ci français ci virus boobule di coronavirus Mara day taali ñu ngi sant laalagul dëkku Afrique yi nga xam ne ñun ñoo gën a faible ci wàllu mën-mën ay dëkk yu pauvre lañu virus bi nag am na lu mu nuroo ak Ebola rappelez-vous bi ñu ko amee daanaka dañ ñoo beroon beddi ñu ren nag virus bi fekk dëkk bu mel ni Chine mu dugg fa ba commencé law ci dëkk yu bëri fii nag Sénégal ministre bi dalal na xel nee na am nañu matuwaay yi ci war d'ailleurs dégg nañu ko ak waa Pasteur teg ci tamit li gën a jaaxal sénégalais yi surtout mooy doomu Sénégal yi nekk Chine nga xam ni ñu ngi ñaan pour ñu delloo si leen bon on comprend aussi que delloo si du noonu rapatriement bi du noonu logistiquement parlant il paraît am na lu Sénégal mën ak lu mu mënut waaye ak lu ci mënti am rek buy amee moom baax na ku nekk di ci demee ak xel ak dal te bañ a demee ak xol. waaw Baye Cheikh comme li nga wax loolu moom day nekk loo xamante ni lu am solo la gis nga àdduna ak dëkk dañ koy organiser. léeg-léeg kàddu jib mu xaw a diis. ñenn ñi bëgg ko politiquer ñenn ñu ne duñ ko nangoo comprendre. te loolu itam am na ñi koy politiquer waxut ma leen ñi comprendre la ñuy expliquer pour ñu xam. parce que am na la nga xamante ni bu amee si réew. te ñëpp di daw réew moomu li gën mooy ñu jël li nga xam ne moom moo di suñu ay matukaay. wax ji li ko indi xam nañ ko président de la république moo génn mu ne Sénégal amul ay moyens logistiques ya nga xamante ni war na mën a tax mu jël doomu Sénégal yi nekk Chine ca région booba indi leen fii ndax yi mu laaj ci accompagnement ak yooyu yëpp Sénégal amul doole boobu. muy benn ñaar gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu ñu jàngal. nee ne réew wala épidémie. jàngoro bu amee ci réew nee na tant que jàngoro jooju dañu réew moomu li gën mooy bu fa kenn dem bu fa kenn jóge di dem feneen ndax di wàll ñeneen ñi wala di leen indil li nga xam ne moo di musiba keneen itam bu mu jóge fii di fa dem lu dul ne da koy wóor ne jàngoro ji mën na ko bañ a dal tey ñi nga xam ne ñu ngi dem di jël seen ay doom ak Sénégal ku ne xam ne doole yamul du dëgg te ku si nekk tey jii nii boo sañoon sa doomu réew di génne di dem fenn li muy wuti ji bitim réew yëpp daf koy fekk si réewam comme ça yow sax loolu dafa lay gën a noppal déjà bu ñu demee da nga leen di jox bourse da nga leen di jox kon yooyu yëpp xëy na xajoon ni si réew mi waaye jamono moo ñu tëddee ak itam sàkku ji xam-xam moo leen yóbbu ba foofu ndax yonent sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne wax na ne dalu leen sàkku xam-xam ba Chine am na ñu ne wér na am na ñu ne wérul mais daal ak lu mën a xew sàkku xam-xam farata la kon lii war mooy ñu jox leen la bonne information te ñaan jàngoro jooju musiba boobu ak balaa boobu suñu borom subhanahu wa taala jeexal ko ba mu jeex tàkk ak lu mën a xew ay doomu aadama lañu chinois yi ay jullit lañ duñ ay jullit loolu beneen affaire la mais doomu aadama kenn du ko yónnee sofaan te bu musiba wàccee si moom ñaanal ko suñu borom subhanahu wa taala yemale ko fa te mu bañ a law bañ a yegg fenn fi kon nit ñi itam nañ si bàyyi xel bu baax. voilà et puis ñoom itam gouvernement bi mën ou pas on ne sait pas ñun maîtriser wuñu loolu. nanu góorgóorlu rek ba sarax ñu. bu ñu mënee ñu jëlil ñu sunu mbokk yooyu bu dee looloo dal xel. parce que soutien rek lay laaj en fait du dëkk yëpp ñoo ko mën. donc il faut loolu la état di jëriñ en fait jàppalante. c'est pas pour rien diplomatie am c'est pas pour rien affaires étrangères am parce que c'est pour bu tonton Garmi tëlewee fii Oustaz Assane jàpp
jàppale ko ci beneen boor. loolu la àdduna di jëriñ. dëkk yi nga xamante ne ñoom ñooy dem di rapatrier du ñoom ñëpp ñoo am les moyens techniques pour def ko parce que encore une fois comme l'a dit Pape Cheikh c'est pas un problème peut-être financier dans un premier temps bu doon yónnee leen billet d'avion rek la ñu ñëw. 14 billets d'avion état bu Sénégal bu dee amuñu ko jaratul ñuy bëgg a jiite am réew donc réellement am nañ ko mais après li muy laaj mooy ñun ñu gëstu xool fan la ñu toll bu ñuy wax ci wàllu santé parce que tey war nañu xëj na war a mën a trouver les moyens pour am ay appareils yoo xamante ne dañ leen di médicaliser lu ci mel ni ay avions médicalisés ak yu mel noonu. ba nga xamante ne tey yu mel nii bu amee ñun dinañ mën a def li nga xamante ne moom mooy nécessaire yu njëkk yi maintenant tey bu ñu leen andi woon forcément dañuy wut fu ñu leen basé. mettre leen en quarantaine ba mu wóor ñu ni ñoom réellement amuñu feebar bi amuñu benn risque jël feebar bi ak yooyu. donc pour ça il faut ñu jàppante ak yeneen di ay dëkk pour ñu jàppale leen donc du ñàkk ne ni ko Pape Cheikh waxee on maîtrise pas tout. mais li wër te wóor mooy xanaa kilifa yi tooguñu rek croiser les bras. ku nekk ci ñoom yaa ngi def sa kéem kattan ngir ñooñu mën a ñëw. donc nañu ñaan rek lépp lu ñu bëgg ci wàllu jàppalante seen diggante peut-être comme Canada mi nga xamante ne tey ñu ngi njoxtu ne war nañ ñu mën jàppale pour ñu ñëw ak ñeneen. ñoom dina affaire yi dina aboutir fenn ba nga xamante ne xale yooyu dinañ leen mën a àndi ñu ñibbisi mais dans un premier temps njàkkare bi du ñàkk xëj na mais foog ñu dal et puis ñun ñëpp ñu woote dal ak apaisement parce que loolu la ñu gën a soxla ko xëccoo bi ak bëgg a politiser mbir mi. waaw man Baye Cheikh li ma ci tàbbi mooy man daal sensibiliser daal daf ci am solo ndax am na ñoo xam ne ñi seen famille fii la ñu nekk te seen xel dalul ñooñu nag il faut ñu encadrer leen waxtaan ak ñoom parce que information yi muy génnee mën na indi jaxasoo mën na indi daje yoo xam ne yële xol yi du neex kon ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy wax te tubaarkàlla ku ci ne li nga sant rek ngay wax ñi nga xam ne tamit ñoom la seen njaboot nekk foofu il faut ñu sensibiliser leen waxtaan ak ñoom encadrer leen ba nga xam ne lépp loo xam ne li nguur nar na ko ci te mu tegu ci yoon ñu koy waxanteeg ñoom ba nga xam ne fële ko ak réeru. il faut une bonne communication. waaw parce que loolu dafa ne parce que doom dafa sax ci xol. bu nekkee ci beneen gox te beneen réew te la ca xew-xew ca dafay metti dafay metti moo tax sensibiliser leen daal dëgg-dëgg te tamit ñiy wax tamit apaiser wax ndax lu ci nekk jaar na fi te jàll dafa mujj rek ci jàmm waaw yàlla mooy tege mooy tekki waaw tubarkal te réew moom ñooña nekk xëy na ñoom am nañu ay moyens pour mën leen a encadrer mën leen a jàppale ba macha allah ba lépp du mën a xew mais bu ñu ñëwee itam ci réew mi te indaale ko tamit dëgg-dëgg day jur loraange waaw te nag dëgg-dëgg lu gàtt moo gën lu gudd Baye Cheikh voilà mu ngoog jërëjëf en tout cas El Hadj Mbaye Garmi ak li ngeen ci commenté jëm ci loolee nga xamante ni moo di coronavirus donc ñu ngi xalaat doomu Sénégal yooyu nga xamante ni ñoo nekk foofee ca Wuhan di dëkk bu nekk ca Chine 10h02 mooy doog a jot ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futurs Médias bu leen fàtte ni mën ngeen a continuer di woote même buñ dee wax mën ngeen ñoo dagg ñu dugal leen en direct ngeen tànn région bu leen neex région bu la ngeen fa fekk yéen a koy moom moo xam 50 000 moo xam 100 000 moo xam 200 000 donc léegi nii ku dugg ñu jël ko ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu benn par benn ci suufu écran bi ñu jàll ci patrimoine ak Thioro Mbar Ndiaye tey dañuy dem dëkk bu ñu naan Saint-Louis Ndar nag daa bokk ci patrimoine yu Sénégal. voilà ndax dafa bokk ci patrimoine yu Sénégal Baye Cheikh dëkk la boo xamante ne am na plus de 300 ans wala am na plus de 350 ans dëkk bi nga xamante ne moom moo di Ndar moom xam ngeen ni moo njëkkoon nekk capitale bu Sénégal ca boobu jamono daanaka tubaab yi ñoom ñoo nekkoon ci réew mi la di Sénégal mais Ndar itamit bëri loo xamante ni moom la yor ci wàllu histoire ba tey bu ñuy wër ay mulâtre ak yooyu daanaka boo demee Ndar foofu nga koy fekk donc région la bu nga xamante ni fii ci Sénégal lu bokk la ci patrimoine réew mi comme ni nga ko waxee ñu dem xool yi dans un premier temps récit wu Ndeye Mati Dieng dellu si waat. Saint-Louis ci région yi ci Sénégal la bokk muy benn ci dëkkam yi gën a rëy boole ci ëmb daanaka genn wàllu taarixu réew mi yëpp bañ na ko ba dañu ko boole ci liste patrimoine mondial bu UNESCO bi tubaab bi moomee woon Sénégal Ndar daa bokkoon ci ñeenti ville historique yi ñu tànnoon yooyee jamono nag département français dong la woon Saint-Louis mooy la première ville bi européens yi sanc ci Afrique occidentale loolee ci atub 1659 ñu dippee ko buuru France muy Louis XIV dëkk bi daa woon leen yombalal seenum commerce muy or
gomme arabique ivoire ak i esclave yi ñu daawoon jàppee Sénégal di leen yóbbu tugal ginnaaw gi bi révolution française amee la ñu jàppee doomu Ndar yi ay citoyens français Ndar moo doonoon capitale politique de la colonie française ak bu Afrique occidentale ba 1902 mu doon capitale bu Sénégal ak bu Mauritanie 1959 ci la ay militants bu parti africain de l'indépendance tenté benn insurrection ngir am indépendance ku ne Ndar ni de culture aada ak cosaan doon lu fa fës loolu Saint-Louis gi ñu daan dàqantale la Venise africaine taax yu yàgg yi fa nekk benn bu ci nekk ak li muy jëmmal festival de jazz at bu jot dañu ko fay amal depuis bi ko fa soldats français yi andee ci deuxième guerre mondiale bi waaye 1992 la tàmbalee am dayo bi mu am tey défilé fanal tamit bokk ci culture ñu fay ràññee ay soxna yuy solu si ñaar musée du centre de recherche de documents du Sénégal 1956 la ñu ko fa def 2017 ñu tabax fa MUFA muy musée bi njëkk ci wàllum photographie fii ci Sénégal Ndar dëkku xam-xam 1990 la ñu fa tabax université Gaston Berger ba lu yàggul dara moo doonoon université bi ëpp jàmm ci Sénégal waaye nag mu mel ni jamono ji la woon ni na ay yëngu-yëngal diggante étudiants yi ak takk der yi ba bakken sax jot faarot bokk na ci liy ràññeetle doomu Ndar jàng alxuraan diine di lu ñu fonk loolu askan bi fa dëkk nag tey civilisé bëgg lu baax mën teraanga la ñu leen di bàkkee fan yi ñu gis fa lu bett ñëpp xeex diggante doomu Ndar ak ay takk der ndax ay licence de pêche daal di fay toj ay tabax taal ay oto ak i gaal yàqate Ndar ba mu am beneen xeetu xarkanam bu wutee loolu ak dëkk bi Cheikh Ahmadou Bamba amaleewul jullib géej gi ba sub jeudi 5 septembre 1895 ginnaaw bi mu fa tënkee lu ëpp ci dundam. voilà donc ñu ngi gërëm bu baax Ndeye Mati Dieng di journaliste King FM ci noonee mu détaillé lu ndaw lu ñu mën a jàpp ci dëkk boobule nga xamee ni mooy Ndar tey ñu koy waxtaane ci patrimoine ak coro. voilà Pape Cheikh mu nekk patrimoine mondial de l'humanité UNESCO moom moo ko defoon dëkk boobu nga xamante ni moom moo di Ndar wax nañu ko Saint-Louis ñu ngi ko dippee ab tubaab boo xamante ni moom mi ngi woon fii ci réew mi mais itamit amoon na taxawaay bu am solo foofule ca à Saint-Louis wax nañ ko itamit Saint-Louis nekkoon moo njëkkoon nekk capitale administrative bu li nga xamante ne moom moo di Sénégal Saint-Louis buñ ko waxee xel dem ci Pont Faidherbe itamit doon loo xamante ni lu bokk la ci taarixu Sénégal waxtaane woon nañ ko fii nga xamante ne moom moo di ci patrimoine mais Saint-Louis bokkoon ci dëkk yi nga wala ba tey sax bokk ci dëkk yi nga xamante ni lu waay ñàkk xam Sénégal da ngay xam fi nga xamante ni moom moo di Saint-Louis loolu li koy firndeel bari na ñun suñu ay naataango yoo xamante ne dinañu jóge ca biti réew ñëw def si fii ay reportage wala ay gëstu ci dëkk boobu nga xamante ni moom moo di Saint-Louis dañ leen di may rek juste un petit extrait bu reportage boo xamante ne suñu ay naataango yu TV5 ñëwoon nañu def si ko fii ci taarixu Saint-Louis ñu xool ko ak Pape Samba ñëwaat. Impossible de ne pas s'arrêter un instant pour essayer de comprendre l'âme de cette cité, inscrite dans l'histoire et tournée vers le futur. Saint-Louis. ko suñu borom subhanahu wa taala defal ko loolu nee na déedéet nee na wàllu yu jamono ji mooy nga gis nit nekk ana ki nga doon àndal daaw ak daaw jéeg daawaati jéeg mu ne la mi ngi nii. ndax ànd moo yombul. te léeg-léeg jafe-jafe am ak yi demee noonu. mais nee na wàllu yu dëgg jamono ji mooy koo ne ana ki nga doon àndal daaw mu ne la mi ngi nii toog. te loolu dafa nekk la nga xamante ni wax dëgg yàlla jafe na si jamono ji ndax sëy yi di yëngu bëri na te ku nekk léeg-léeg ñu la si indil ay détails yi nga xamante ni ñoom ñaar ñoom ñoo ko war a régler beneen bi mooy li nga xamante moom moo di az-zihaar boo ko déggee mooy nit ñëw ne soxnaam bés ni ki tey araamal naa la comme sama yaay ku ne xam na ne am na jigéen ñoo xam ne kenn du sëy ak ñoom alquran andi na ko xam naa semaine prochaine xeet catégorie jigéen ñooñu la ñuy indi ñi nga xam ne sëy ak ñoom daganul dafa xaram kii ñëw wax soxnaam loolu ne ko bés ni ki tey araamal naa la comme ni ma sama yaay araame dafa am daan yoo nga xamante ni am na ñu mën wax lu rëy de waaw dafa am daan ya nga xamante ni moom la ko lislaam teg ndax li waraloon loolu ku ñuy wax Aws ibnu Saamit saxaaba la woon radiyallahu anhu dafa ñëw fekkoon soxnaam di julli mu ñëw ba pare muy waxtaan ak moom soxna si am nu mu ko tontoo rek mu mer nekk bés ni ki tey def naa la comme sama way jur bu jigéen maanaam araamal naa la soxna si dem si Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko diis wax jooju sallallahu alayhi wa sallam comme amagul réponse te diine ji amul sañ-sañu wax si bànneexu bakkanam mu ne tekki rek di déglu
soxna si ne ko xoolal kii bi mu may takk jànqalaa woon rafetoon naa jekkoon naa ñi ma bëggoon bari nañ ma bàyyi ñëpp sëyal ko am ak moom njaboot tey maa ngi commencé ras sama biir tuuru na maa ngi commencé màgget samay forme déformé wu na léegi nag nee na yemale na ak way juram bi ko jur est-ce que loolu rafet na te bi mu may takk ñëpp ma bëggoon ma jekk rafet mu bëgg ma ñëpp bëgg ma dem sëyal ko te yàlla tax tey dem naa sama biir tuuru déformé wu naa maa ngi commencé ras léegi nee na yemale na ma ak way juram bu jigéen est-ce que loolu rafet na yonent sallallahu alayhi wasallam toog rek saar boobu wàcc nga xam ne ñun ñëpp min nañ ko muy saaru qad sami allahu qawla lati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma ba aaya ba jeex donc yàlla ne ko soxna si ñëw si yow di jàmbat man yàlla dégg naa ko njàmbatam loolu nag laa koy fajal tey jii kon nga xamante ni yàlla moom ku ko jàmbat sa soxla rek mu fajal la ko alquran rek wàcceetul dëgg la waaye suñu borom subhanahu wa taala day faj li nga xamante ni moom moo di tiis yi ak jàngoro yi ak soxla yi yàlla ne képp ku waxati sa soxna yamale naa la ak sama ndey ji ma jur yàlla nee na ñoo kooku day ngir mu àndaat ak soxnaam sëyaat ak moom ñett yi moo koy war bi si jiitu mooy goreel jaam amatul léeg-léeg nga gis ku ne la jaam amatul waaye boo gisee kuy jaay ay picc mën nga dem jënd picc yi libéré leen du loolu de jaam lañ waxoon sa jamono jooja léegi jaam amatul yàlla nee na ku ko mënul na nga woor ñaari weer yoo xamante ni day tegloo ñaari weer ya nga xamante ni day tegloo nga xamante ni dara du dog koor gi lu dul mu tombeek tabaski wala korite ñu def si xaraama woor wala weeru koor ñëw si diggante bi nga woor sa weeru koor bu jeexee nga continué waat loolu mooy dagg koor googu noonu beneen bi mooy boo mënul yooyu yàlla nee na nga leel juróom benn fukki miskin maanaam 60 miskin nga leel leen jox leen ñu dund maanaam dund bés nga seet 60 personnes li ñuy añee par bés nga jox leen ko ñoom ñëpp ngir nga mën a jotaat sa soxna léegi nag nit ki daf koy wax soxnaam ba pare xëy soxna si romb ko xelam nekk si moom rek dem àndaat ak moom bu boobaa def na bàkkaar. Ah bon? waaw donc comme wax nga ko yàlla nag pour nga jotaat sa soxna lii mooy punition bi. bàkkaar bi yow mi ko waxoon rek la incombé. mais bien sûr mais soxna si nga xamante ni itam moom nga wax loolu bu fekkente ne moom xam na loolu daf lay wax ne demal nga def li la yàlla sant ngir jéggalu yàlla ngir mu mën la jéggal nga mën ma jegewaat boo ko defee te xamoo woon rek xamuloo ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki xamul ak ki nga xamante ni dafa juum ak ki nga xam dañ koy imposer defal nangam wala boo ko deful ñu rey la mu def ko nee na ñooñu kenn du leen bindal bàkkaar rufi ala ummati alxata wa nisyan wa mastukrihu alayhi muy ñett yooyu noonu mais ki xamul moo tax jullit bu nekk da nga war a jàng lislaam jàng attey say ba xam li nga xamante moom la si lislaam may ak li nga xamante moom la si lislaam mayul donc loolu moom mooy punition bi ngir nga mën a jotaat sa soxna léegi nag soxna si bu ne borom kër gi def naa la comme sama baay bi ma jur araam nga ma léegi soxna si moom nu muy demee xam nga loolu alquran andiw ko góor gi rek la wax ne bu waxee soxnaam ne ko def naa la comme sama ndey léegi soxna si nag bu réyee làmbañ ba ne borom këram def naa la comme sama baay araamal naa la comme sama baay moom bu boobaa li ko war mooy day def kafaaratu yamin comme ka nga xamante ni dafa dogu ngir def dara boobaa loolu moom day def kafaara bi nag day def li nga xamante ni moom moo di mu woor moom soxna si ñetti fan ngir borom bi subhanahu wa taala mën ko jéggal loolu ngir mu mën a àndaat ak ki nga xamante ni moom moo di borom këram beneen bi mooy li nga xamante ni waaw bu mënul woor moom soxna si mu leel fukki miskin li ñuy dunde comme niñ ko wax ba pare sàng leen jox leen lu ñu sol bu ko mënul mu goreel jaam bu ko mënul mu woor ñetti fan ngir borom bi subhanahu wa taala mën ko jéggal mu mën a jotewaat ak borom këram bi si des nag mooy alxulu mooy bi ma doon wax mooy simmeeku léeg-léeg jigéen ñi dañ koy def ñu bëri te erreur la ñuy def jotee góor sa borom kër nga ñëw jox ko juróom ne ko dem naa sama yoon dem na delloo naa ko juróom léegi sax xale yi beneen terme la ñuy utiliser delloo naa ko ndeyam ak baayam muy kàddu gu ñaaw loolu du yar du teggin du yiw ndax bañ la koy may waxoon ne jëlee naa ko si ndeyam ak baayam dañ la dafa ñëw ñaanse la li ngeen waxante la mu saman mu def to ñu may la ko si farata si yàlla ak sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni ko Pape Cheikh di waxe toujours rek nay rafet ndax yàlla lu rafet la bëgg te yàlla dafa bëgg itam ñii di rafetal léegi nag xulu mooy jigéen ji ñëw gis loo xamante ni neexu ko si borom këram xam nga soxna si bi mu ñëwee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Qays ibn Thabit soxnaam dafa ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ŋàññu ma diineem ŋàññu ma jikkoom waaye dama ko buggul ŋàññu ma diineem ŋàññu ma jikkoom waaye bugguma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu mu la joxoon comme cadeau mu ne ko mu ngi ma joxoon tool wala jardin mu ne ko delloo ko li mu la joxoon nga dem
léegi ñaari sew daf si am ki nga xam ne dafa ñëw di simmeeku te boobu àndagul ak borom këram maanaam sëyaguñu kooku boobaa lan moo ko war day delloo borom këram li nga xam ne moom la ko joxoon premier cadeau can nga nag bu neexee borom këram mu delloo ko genn wàll bu ko neexee mu laajaat ko lépp ndax can nga mooy tax ñu daganante ñoom ñaar te comme yàlla dogal na àtte na ne sëyaguñu ñoom ñaar nit nekk fii takk ku nekk Amérique mu demee noonu ndaw si di simmeeku bu boobaa naka delloo la mu ko joxoon ak can nga wala genn wàll ga bu ko waaj a baalee tamit mu xam ne waaj a baal na ko. am na ci góor yoo xamante ni liñ la may yëpp lañ lay laaj. am ci jigéen ñoo xamee ni itam maara day taali bu ñuy dem lépp la ñuy yóbbu. waaw xam nga loolu avant consommation mariage laay wax. ah d'accord avant consommation mariage. yow la mu la joxoon premier cadeau bu doon milliard na nga ko delloo. parce que looloo taxoon mu may la ko te jotu leen si yegg. can xam nga can ak premier cadeau bokkul. can mooy la ngay joxe sa jàkka ja ñu may la soxna sa. obligatoire voilà moo obligatoire. may ga nag moo tax may gu dëkk moo gën may gu jëkk. soxna yi nañuy bàyyi xel loolu may gu dëkk moo gën may gu jëkk léegi nag nga ñëw si loolu mu jox la can gi jox la premier cadeau. te àndu leen yeen ñaar sëyagu leen consommé gu leen mariage bi ndaw si ne day simmeeku day dem boobaa na delloo lañ ko joxoon si premier cadeau can nga nag. boo neexee waa ji mu ne ko delloo ma lépp wala mu ne ko jox ma moitié mooy choisir bu boobaa. mais bu fekkente ne consommé nañ mariage bi ba pare. xam nga foofu beneen sew la. léegi consommé nañ mariage ba pare léegi bu boobaa ndaw si ne day simmeeku léegi ñaaree am première cadeau ba moom da koy delloo. waaw ndax moom moo bëgg a dem bu dee kër la delloo kër ga bu dee nangam la mais bu fekkente ne can gala nag moom yaa ko moom. can nga moom jéena ndax la taxoon mu jox la ko yéen ñaar seex ngeen ko te yu bëri léeg-léeg day am si sëy yi kii naan sama jabar def na ma lii wala def na ma laa wala def na ma lee wala sama borom kër wax na ma lii fi may jeexale mooy kooku nag iddaam ki nga xamante dafa simmeeku iddaam moom bu gisee faute benn yoon maanaam bu gisee mbaax benn yoon ba set rek moom iddaam jeex na contrairement ak ki nga xam ne dañ ko may baatam mu dem wala ak ki nga xamante ni borom këram dafa faatu donc yooyu yëpp ay iddala ya nga xamante ni bokkul incha allah si weer wi yëpp si sëy la ñuy waxtaane ak yu mais si côté parce que weeru sëy la weeru bëgg ndax nit ñi mën a gën a comprendre ndax ñu bëri tey xëy na ñu ngi si biir ànd ak seen borom kër te xëy na ñu ngi def njuumte boo xamante ni lislaam ñàkk xam moo koy waral am na ñi nga xamante ni itam ñu ngi ànd te waruñu ànd am na ñi nga xamante ni ànduñu te dañ war a ànd yooyu yëpp daf si nekk ay sew-sew la incha allah yëpp dinañ ko leeral Baye Cheikh ci yeewu leenu alxames bi képp ku si am question wala nangam rek boo demee si page Facebook bi Oustaz Assane Seck TFM boo ko fa dugalee incha allah dinañ ko fi dugal bu soobee yow li tax ma naw la maa ko xam li ma kene la woyal laa la bëgg a woyal naw naa la ngir sa doom ak sa jukko Oustaz Assane Garmi Ba yow daal li ma kii ne laa mu waxal bëgg naa la koo waxal naaw naa la ngi sa job ak sa ful Oustaz Assane Garmi Ba ngi donc allez vous abonner sur sa page Facebook Oustaz Assane compte plein wala Assane officiel Oustaz Assane Seck TFM kese voilà waaw boo jógee TFM nag nga changé Oustaz Assane Seck TV xam nga àdduna moom kenn dëkkul fenn waaw foofu laa jëm ñun ay oiseaux migrateurs waaw loolu moom yorantaw ñu ko waaye daal DTV waaw ñun daal incha allah ñu ngi fii bu soobee yàlla te li ñuy ñaan mooy nekk fi ba suñu borom subhanahu wa taala wala ci ñoom Mamadou Ibrahima den gaarwaat yàlla di fi dafa def yeewu leen i télé nga xam ne lépp dëgg yéen réew leen sax bañ leen maa moytu rek dem i télé yeewu leen Oustaz Assane Seck TFM waaw ba faw rek incha allah réalisateur bu bëgg TFM bi te xam ni moom it léegi mu dem nee na ma wutal beneen tur yeewu leen laa koy tuddee ku ko moom ku moom baat bi baatu wolof la di kocc ko fi bàyyi te dem na fu ñu jëlee ko muy témoigner nan jàmmal rek ñu toog rek nanu toog rek waa ji dañ ko war a chantage sax ne ko yokkal mbaa ñu mbay bilaay mbay ak a yàgg a gën wallaay kenn gënu ko wallaay kenn gënu ko si rek soo gi toog rek bay léppay baax wallaay yàlla baax na wallaay baax na ba pare wallaay déggal kii ku neex ki ne waaye bu ëppee ñu jël ma ne neex na bu noppi wàññul dara waaye jàmm du doy wallaay jàmm te comme jàmm rek lañ merci jërëjëf yaa oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax ci loolee nga indi on te retrouve demain matin ci yeewu leen bi ba tey on va finir par recevoir suñu xarit Kissima Diabaté un très grand artiste ku ko xamul dégg na ko Kissima ñu ngi lay nuyu merci d'être là boobu nag ba tey nga nekk à cheval entre Sénégal ak bitim réew nekk ambassadeur parce que bëri ngeen ci doon ko nga ànd ak ce groupe fas yéene amal spectacle bu mag ci centre culturel Blaise Senghor spectacle boo xamante ni musique lay doon ak danse percu d'abord boo doon wax téléspectateurs yi kii Kissima lan nga leen di wax
waaw salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ñuy ñu ma fekk ci plateau bi. Coro waaw xamante wuñu waaye dama lay bëggee. waaw di la ñaanal gudd fan ak wér. sa liggéey rafet na yàlla yokk sutura gi. waaw kilifa gi maa ngi lay ziar. wér waaw oustaz tamit yóbbu noonu. waaw Pape Cheikh moom sama waay la. sama xarit démb la sama xarit. ah di nuyu ñëpp nag di nuyu ñi ci kër gi Njaga Buuba ñëpp samay xarit nañ maa ngi ziar ñëpp. waaw maanaam su may wax ci man waaw. du bari parce que day artiste rek di Baay Faal di taalibe Sëñ Fallu waaw nekk ci aar bi. yëkkatil micro bi tuuti. waaw nekk ci aar bi juddu ci màgg ci. nàmp ko ci ndey ak baay. waaw maanaam nag mu def ma international. may tukki nekkoon ancien soliste ballet national du Sénégal. waaw def fa 9 ans jóge fa dem bitim réew di liggéeyal sama bopp. ba nii maa ngi basé Canada. donc ci aar bi laa yëngu. formé ci nag ay ndaw yu bari. Parcelles Assainies donc di profité di nuyu sama waa kër ndongo yu bari jaar nañ fa daal maanaam kesi moom Sëñ Fallu muy dimbali ndongo yi ci aar bi. waaw maanaam daal su ma doon bippee sama bopp loolu daal laa ko wooyee mooy gën a oyof. waaw pour maanaam tënk ko rek maanaam artiste la daal di géwél juddu ci màgg ci. voilà waaw ñun ñi fi ne li fi ne rek la ñu xam. et pourtant bëri na loo xamante ni neewu fi. te mooy yokku Sénégal muy ambassadeur bi nga doon yow ak sa ay morom ca bitim réew. tey fu mel ni Canada xam nañu bu baax am na dëkk yu bëri yoo xamante ni boo fa wàccee boo nepp sénégalais nga dañ lay njëkk a wax mooy est-ce que xam nga artiste bi tudd Kissima Diabaté tey ndax yomb na doon ambassadeur di jaay culture sénégalaise. waaw yomb na yombul waaw yomb na bi moom mooy boo gëmee sa bopp xam la nga doon xam la tax a jóg waaw mën nga cee génn am doon ambassadeur gëm-gëm la. waaw gëm-gëm la day maanaam loo xamante ne boo ko gëmee sunu borom bu la ko tegee nga gëm ko rek waaw mun nga koo wasaare fu ne. waaw yombul bi nag mooy des fois nga dem ci bërëb waaw mu xaw a doy waar. waaw ndax tamit nga jóge say réew dem beneen réew di wane sa culture. waaw du ñëpp a koy bëgg. du ñëpp a koy bëgg xeex lay nekk xeex lay nekk waaw donc mi ngi noonu ci wàllu ambassadeur bi. ñaar yëpp nañuy sentir daal. waaw des fois mu neex parce que la ngay def da nga koy bëgg mu neex mais des fois mu xaw a doy waar parce que waaw nit ñi bët yéen lay xool. ak la ngay wane du ñëppay sentir culture bi ñii dañ koy bëgg ñeneen ñi bëgguñu ko. mais ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. bëri na ay workshop yi ngeen di def ay jàngale yi ngeen di def di ko jagleel yeneen i xeet est-ce que fii Sénégal comme ni ko artistes yu mag yu bëri di defee ubbi ay école def ay centre recevoir ci ay xale jàngal leen art jàngal leen yu am solo yoo xamante ni mën na leen a jëriñ yooyu mu ngi ci ay projet wala yaa ngi ci. waaw man maa ngi ci man moom maa ngi ci daanaka tamit dañuy def ay stage di fi indi tubaab bi di leen jàngal. mais fii tamit bon ndaw ñi nekk fii. nga xam ne dañuy dund art bi. bëgg ko ñoom aussi ñu ngi leen di jàngal. waaw maanaam yoruñu école boo xam ne dañ ko ubbi mu doon école tuddee ko turu école mais bon maanaam man kër ga fa ma formé ndaw ñi. kër ga daara jële sama kër maa ngi ko tuddee daara Sëñ Fallu. waaw li tax mu tuddee ko loolu ndongo yi fa jaar bari nañ. waaw ñëpp maanaam ci art bi doon ay tout tànk ay génération la. waaw def naa plus de 4 générations xam ne tey ji ñoom ñëpp ku ci nekk macha allah yaa ngi bitim réew. jëndal nga say ay kër jëndal nga sa bopp say mbokk ñoom ñëpp macha allah te ñu ngi dem ak a ñëw. te kër ga nañ ko jàngee li ma lay wax ni yaa 20-25 ans ci ginnaaw. waaw te boobu ba tey ba ñii ma àndal nii tamit ñu ngi ci. ñoom tam maanaam étape la rek école la. ku ñëw jàll. jàng boo mokkalee ñu yóbbu la nga dem samp sa école mën a dimbali sa ndekk sa baay. voilà c'est dommage que du ñu am temps bi am na ñoo àndal indaale nga ay jëmmi tout ça mais dafa am lu mag loo xamante ni moom ngay préparé di événement boo xamante ni le 14 février à partir de 19h la ñu koy amal ca centre culturel Blaise Senghor. muy spectacle musique danse ak percu lan moo waral événement boobu noonu ci Kissima. événement boobu li ko waral moom mooy pour dajalewaat ndaw ñi ndongo yi ndax dafa am ñu ci bëri ñoo xam ne tey jii ci aar bi nañuy sukkandiku maanaam yaakaar ko si ñun ñi nga xamante ne xaw nañ cee sori te suñu loxo jot na tuuti jot na bi mooy maanaam tukki nañ def nañ international. donc day baax des fois ñu ñëw di organiser yu mel nii comme genre festival. woo ndaw ñi nga xamante ne aar bi da leen dundal ndax tey jii bëri na ñoo xamante ne ñu bëri bàyyi nañ jàng ñii bàyyi nañ seen métier yàlla nag moo mën na tolloo. waaw élèves yeeg mécaniciens yeeg nangam ku ci ne daal bàyyi nga sa métier ngir ñëw ngir jëmbe parce que gis nga ne mi ngi jëriñ jëmm ji mi ngi jëriñ ñeneen ak ñeneen. donc moo tax ma ñëwaat ren ça fait 3 ans nag tëgguma
bi yoon ma ne woon naa ñëwaat suqaliku parce que bale yi macha allah ñu bëri sama présence da leen di encouragé ci aar bi ñu bëri bu ma ñëwee daal nee nañ daal dañ buñ demee ba tàmbalee découragé sax buñ déggee ne grand bi ñëw na rek maanaam affaire bi dundaat seen xol waaw moo tax nag bi yoon ma ne naa ñëwaat comme il y a 3 ans defoon na pause parce que des fois tam foog nga toppatoo njaboot gi waaw moo tax bi yoon ma ñëwaat def spectacle bi pour dajalewaat artistes yi woo képp koo xam te ne da ngay dund aar te man ma la doon inspiré ci aar bi nga ñëw ñu bokkaat ko maanaam partagé waat amour bi ñu ci am pour mu mën leen yokkaat waaw loolu laa si jublu moo tax may wootee Blaise Senghor boobu te rythme jëmbe dafa neex ba pare tëggin wa rafet bu ñu takkee seen i jëmbe ba taxaw di tëgg c'est-à-dire boo leen gisee ci seen yu rafet yi sa yaram dafay daw ci taar ak valeur bi nga xam ne ni moo ne ci aada ak cosaan bu Afrique rawatina bu Sénégal la. xam nga Baye Cheikh aar dafa am solo te ñii doon dafa fort te jëmbe n'est pas porté de tout le monde de déedéet mën nga doon tëggkatu sabar yi fi jinne la wala nga doon tëggkatu tama bu la joxee jëmbe tu ne pars pas doo dem dëgg la akay dëgg la lu leer la wax c'est la vérité bilaay wax dëgg la ndax dafa am note yoo xam ne yii ma nga ciy génn dono lay laaj ba pare ak rigueur bu am solo ba pare tamit doo bàyyi sa bopp parce que jëmbe doo lee koy def soo amul kattan doo dem tama mu mën nga ko bokk rek mbay di dem wallaay sa borom nga teg ko dóor di dem waaye nag du demee sama nag macha allah mu formé ci ay xale yu bëree bëri te loolu dafa am solo jaay sa culture réew ci beneen réew ambassadeur nga fa mais da fekk nga prouvé ko fa mais soo ko prouvé pare nag da ngay mën di dem di dikk réew moom di ci jariñu sa réew mën ci jariñu xale yi nekk sa réew mën ci jariñu li la mag ñi jàllaloon mu doo ko am njariñ gis ma moom placé na ba pare man de loolu laa gis amoon bay gari macha allah nag dëgg la 14 na ñëpp tabbi ci le 14 waaw ca Blaise Senghor boo ko fekkee da gis lu am solo bàyyi ca Blaise Senghor dafa bokk ci histoire art jëmbe ballet bu Sénégal waaw da cee bokk Blaise Senghor moom répétition ak yëpp fa lañ ko lépp foofu la Blaise Senghor moom art bi daanaka artu Sénégal boobu ngay gis li ci wàllu art danse beeg jëmbe yi Blaise Senghor bale yu bare nga fa waaw donc ñun ñi sax ñu ci booy yu bëri foofu nañ leen formé maanaam ci wàllu culture moom Blaise Senghor des fois nit ñi dañ koy xaw a fàtte sax waaye jaar-jaar la boo xamante ne dette na fi ndaw ñu bare bari waaw ndaw ñu bare bari 30 ans ci ginnaaw ba léegi ndaw ñaa ngi fay dem te ñu si bëri fa nañ defee seen art vraiment waaw en tout cas ñun kontaan nañu xam ne actuellement yaa ngi Sénégal dinañu def nag lu gën a yaatu balaa ngay dem tey indi nga jëmbe yi mais malheureusement comme ñun dañuy course toujours ak temps bi xam naa dañu koy leb en attendant le 14 février de toute façon télévision Futur Média dina ñëw filmer leen ko wane ko ci télé bi et puis Kissima viendra pour defaral ñu spectacle jëmbe parce que yooyu itam daf ciy am solo d'habitude waykat yi la ñuy invité mais bëri na ay musiciens yoo xamante ni ñoo ngi fi di def art et que ñu ngi représenter Sénégal un peu partout à travers le monde. waaw loolu la dama bëgg dafa am ñu ma ko parrainé samay xarit di nuyu Carlo di sama rakk ju baax sama bokk Baye Fall waaw moom daal tamit maa ngi koy parrainé bés bi ak sama benn mbokki Baye Fall bu tudd Lo Teranga waaw moom it ku baax la waaw vraiment di doon ku baax moom tamit maa ngi koy nuyu di ko yëgal bés bi waaw di ko parrainé tamit samay mag sax laay wax xam nga tàkko waaw sama grande sœur la tàkko maa moo bokk nekk Baye donc moom aussi waaw mu ngoog donc moom groupe am bi mu nekk ñu ngi tudd Yeredon Yeredon benn groupe bu Mandeng la ñoom aussi maa ngi leen koy parrainé pour ñoom nit ñu ñëw taxaw seen frère waaw bu ñu ñëwee daal ñu maanaam delloowaat mbir mi ci yoonu jamonoy maam waaw santaat Serigne Touba maam Cheikh Fall ne waa jërëjëfati Sëñ Fallu ndax ñu lépp lu ñu def rek ñu jiital ñu tedd ñooñu waaw ndax moos boo jógee sa réew di dem beneen réew waaw foog nga am lu la jiital waaw yow dong boo fa demee mënoo cee mucc donc naal ñu ngi santaat bu baax sant yàlla yonente bi santaat Serigne Touba bu wér ndax fu ñu dem fu ne rek waaw leeram di ñu feeñu waaw te di ñaan tamit yéen it suñu borom defee leen tawfiix suñu borom may leen gudd fan wér gu yaram seen liggéey rafet na macha allah yàlla saxal leen fi yàlla barkeel leen yàlla doole leen coro nag moom xamante wuñu waaye dama koy seetaan di ko ñaanal te xaw ma ko coro moom neex na la barke Sëñ Ba moom vraiment Kissima non sama jigéen la loolu dara mais nuyu nga ko benn yoon di tàggoo nuyu waat ko man nii maay magam man lañ
ko parrainé. tey la alxames la. ah wax ko ba ne tey la alxames. te Coro daa bëgg sa xeet. dëggal ay góor naa ko mais Coro jaaral nii. waaye jigéen ñi dañu bëgg lu mel. est-ce que Coro indi añ. ndeysaan gis yow sama xarit nga kii sama rakk la. donc dama koy bëggee rek. dama koy bëggee rek bilaay yàgg naa ko suivre rek. waaw yàlla moo dogal tey ñu gisee. waaw gars yi ba sëñ Tuubaa koy bëggee rek. yàlla baax na. yàlla baax na. Montréal neex na Vancouver neex na. est-ce que alors Coro na ko foofu yëpp mën na cee déggal yónnee may dollar yàlla sama sœur la sama rakk la dama koy ñaanal rek bàyyi ma koy ñaanal rek. kon Coro la ñuy yónni le 14 février mu dem couvrir événement bi waaw. waaw. mënoo représenté. Abdoulaye yow kii di ma nuyu rek nga mer. Abu tamit li mbët bëgg la bar ba Abu kat da ngay bëgg nag yow tamit xam nga ni Abu bëgg na la te ñeneen ñi itam bañu ñu la waaye kiis mii ku yàlla baaxal la sama xarit la mën na fecc mën na tëgg jëmbe moom day tëgg rek. ba ne Coro nga gis nga baat bi. Coro léegi nga jàpp dem Canada Sénégal. wallaay. ñëw ci dem mënul ñàkk daal ko bëggar mi. sawr la boo ba juree jàmm en tout cas kontaan nañu donc kiis rendez-vous le 14 février ñun ñëpp dinañ ñëw incha allah pour soutenir la parce que mérité nga ko artistes yi nekk Sénégal yëpp itam jaar sa loxo xam nañu seen bopp xam naa ne dinañu ñëw ñi xamul woon ni itam ni yaa ngi Sénégal gis la tey itam kontaan nañu xam naa dinañu ñëw fekkee loolu nga xamante ni mooy spectacle wallaahi loolu moo tax dënk ak ma ko mën a fecc fecc rek la xam naa mu ko yëngaloon moom faaw nga yëngu wallaahi xanaa ñu jeexalee ko rek nañu ko installé rek ñu jeexalee ko te am j'en profite rek pour jàllale anniversaire yi quand même ak ñi nga xamante ni ñoo réer di ziar bu baax Adja Dada Mbuub xaritu oustaz Assane Seck Dada Guitamber xaritu Adja Toutane Diak Adja Dada Mbuub xaritu Adja Mariam Faye première dame bu Sénégal Adja Dada Mbuub borom Munna Adja Dada Mbuub borom Musdalifa Adja Dada mi nga xamante ni laaw la cat ñoo àndoon ca farukaayu xeer ba keroog tubarkalla Makka neexoon na donc Adja Dada ñu ngi koy ndokkeel bu baax Adja Dada Mbuub nee na nag mu ngi souhaite un bon anniversaire càmminam xaritam fonk ko lool di monsieur le ministre général Abdoul Aziz Mbaye càmmiñu première dame na dundu Adja Dada nag mooy ñaanal bu baax Abdoul Aziz Mbaye moomule di ko souhaiter un bon anniversaire. waaw Baye Cheikh Abdoul Aziz nag. waaw bu ñu ko tuddee àddina yëpp war nañ ci tàbbi. wallaay Mbaye. ci nit ñu baax ñi ci la bokk. mais sa tendu joojo. kenn du moom. yaa moom lii lee. dafa tàbbi ci valeur. conserver ko bokk ko ak doomu aadama yi man nag dama sopp nag nit koo xam ne ki dafa am valeur. wallaay mais Abdou Aziz Baye Cheikh ci góor yu am valeur te nekk ci réew mi ci la bokk. wallaay Mbaye doog ko ba Yacine Fatma Ndiaye moo tax Adja Dada kontaan lool ci moom yónnee ñu bataaxal bu rëy nee na bu doon sagoom sax day dugg ci télé bi mais Dada baal nañ la ko du jar ngay dugg ndax xam naa ni boo duggee. Assane dina la kekkantoo. voilà Dada borom moom nag sama seexu màkk ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ndokkeel itam waa kër Adja Oulimata Dioum nga xam ni bu ñu namut màkk moo tax tax na ñu bëri miin màkk Adja Oulimata Dioum yaayu Khady Dioum itam jigéen ju bëri valeur Khady donn ndayam nag Dioum ma dundu mendee la wallaay kooku Oulimata kenn du moom doomu Alla Dioum mu Dioum joojule kenn du moom waaye nag Khady nag doon na ko nag ca mbaax ga ak yiw Ndeela yaayu Fat Ndeela waaw kenn du moom baara Ndeela ko mu ca Touba wallaay Ndeela yaayu Fat Ndeela donc ñu ngi koy ndokkeel bu baax di nuyu itam madame Mbacké soxna Naata Samb ajot Naata Samb jigéen ju baax la moom it moom ambassadrice la mondial kenn affecté wu ko benn dëkk rek waaye dëkk yëpp lay dem di teewal jigéenu Sénégal ya fa nekk mooy Naata procès bi nga xam ne nii tubaarkàlla lu mu am rek tubaarkàlla da koo delloo jigéen ñi ko delloo jigéen ñi mbay Naata procès naata projet donc naata projet ñu ngi koy ndokkeel bu baax di nuyu tamit sama nijaay Ros Ablaye Khoudia Gueye mi ci dàngu ñu ngi lay ziar bu baax nijaayu Adja Sodo Bousso Adja Sodo Bousso mu ngi préparé album di préparé clip xam naa ni tey du ñu am jot pour tegal leen ci extrait mais naa ko teg incha allah fileeg lundi moom Sodo ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci dëkk bu ñu naan France actuellement ak Mami Faye kooku mooy Thiat moom it ñu ngi koy béggee fu ñu mënti toll merci en tout cas ci mbaax gi donc Ros nijaay ñu ngi lay béggee bu baax ñu jàllale quelques avis de recherche balaa anniversaire yi kii dafa réer ay mbokkam mu ngi tudd Njaga Jaañ moo njëkkoon de Pape Samba ni nga ko yónnee rek noonu laa koy jéem a doxale donc Njaga Jaañ nga ma njëkk ko yónnee balaa bii nii bon c'est pas grave voilà donc Njaga Jaañ
je disais Ndiaga Diagne donc mu ngi réer depuis démb ñu ngi ñaan ku ko gis wala nga xàmmee ko nga contacter ay mbokkam ci 77 764 57 51 wala ci 77 743 36 36 bu ko defee bu ngeen ko xàmmeewee ngeen mën ko indil ñu ko wala ngeen jokkoo ak ay mbokkam. beneen avis de recherche boo xam ni recevoir nañu ko moom nag mu ngi tudd Christian Marie Correa il n'a que 21 ans n'est pas revenu au domicile familial depuis le jeudi 23 janvier 2020 il a de sérieux problèmes de communication et d'orientation et ne parle pas aux inconnus donc loolu lu jafe la adresse am di Parcelles Assainies unité 5 villa numéro 380 côté école unité 5 ñu ngi ñaan ku ko xàmmee nga woote ci 77 301 04 75 wala 77 635 28 18 wala 77 786 53 16 voilà donc loolu ay avis de recherche yoo xamante ni jot nañu ko tey ci bis bi doon ko jàllale am na itam beneen bu ñu jot mais xam naa peut-être demain ñu won leen ko di soxnawu benn oustaz fan yëpp dafa réer ay mbokkam ñu bëri xaw cee jaaxle dinañ leen won nataal bi yàlla na feeñ balaa boobu waaye bu feeñut fileeg ëllëg dinañ leen ko won waaw defe naa oustaz Omar Sall la defe naa waaw voilà moi j'ai vu ça sur Facebook am solo si l'islam di yéen nit ñi wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla soxnaam soosu yàlla na ko yàlla nit si jàmm ak salaam incha allah di ko masaw bu baax yàlla na ko yàlla nit balaa suba lu ko mooy dinañ leen woon su photo bi suba incha allah te yàlla sàmm ñu et puis El Hadj Sanex dafa joué ci benn film bu mag fan yëpp maa ngi koy wax États-Unis la ko joué ca dëkk bu ñu naan Atlanta lancement wu film bi nag le 15 février la ñu koy amal ca Atlanta donc ñu ngi ci woo sénégalais yi nekk Amérique yëpp ngeen ñëw fekkee ko puisque tapis rouge bu mag la ñuy organiser biir Atlanta y aura tous les artistes Sanex itam ñu ngi ci ànd ak suñu xarit Sine production donc Atlanta le 15 février incha allah ñu ànd ci ak ñoom Alpha Travel ak ay partenaires yu bëri yoo xamante ni ñoo ngi ciy jàpp donc on sera de la partie le 15 février ci tapis rouge bu mag boobu la nga xam ne ni dañu ko fay def ñu jeexal ak anniversaire yi njëkkee anniversaire u ki nga xamante ni mooy Aji Coro Mbuub Madame Fèvre yaayu Amina alors tey ñu ngi koy ñaanal gudd fan c'est de la part de Acha Badara Wan Acha Wan yaayu bébé Djelia ak Naar ak Mohamed Ka nee na mu ngi ñaanal ki nga xamante ni mooy borom Dubaï Aji Coro Mbuub Madame Fèvre Aji Coro Mbuub borom Dubaï joyeux anniversaire sama yaay Acha Wan moo fi jaar nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér joyeux anniversaire à notre femme muy jabaru Diaf Touré alors Madame Touré tey la anniversaire am on lui souhaite beaucoup de bonheur de la part de son mari ak jëkkëram yi mu am fii ci Sénégal donc happy birthday to you de la part de ton mari Diaf Touré joyeux anniversaire à Pape Doudou Ndiaye Rose Pape Doudou Ndiaye Rose tey la anniversaire am de la part de sa grand-mère Fatou Ndoye Mbaye de son père Mamadou Lamine ak toute la famille Ndiaye nekk HLM 5 donc joyeux anniversaire à Pape Doudou Ndiaye Rose maamam Fatou Ndoye Mbaye ak papa Mamadou Lamine ak toute la famille Ndiaye nekk HLM 5 ñoo koy ñaanal gudd fan ak wér joyeux anniversaire à Adja Gueye mooy madame Ciss chérie Dani bébé yaayu Mohamed Ciss la grande couturière depuis Thiaroye c'est de la part de Nabouja qui te souhaite un bon anniversaire et puis joyeux anniversaire à bébé Serigne Saliou c'est de la part de Petit Touré chéri Chorombar Ndiaye donc on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à bébé Ramambay depuis Kébémer c'est de la part de Tata Fatou Mbaye et de ta maman Peul Ndiaye joyeux anniversaire à Baye Ndiaye rakku Baye Cheikh Boy Ndiaye rakku Baye Cheikh voilà Boy Ndiaye sama rakk la moom ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire ak soxnaam Pël Fouta madame Ndiaye donc joyeux anniversaire beaucoup de bonheur Boy Ndiaye joyeux anniversaire à Aïda Gueye c'est de la part de Abdourahmane Gueye ak toute sa famille depuis Kawoun kii nag magu Abdourahmane la Abdourahmane sama xarit avec Abdourahmane tout est possible donc suñu magam ji mu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér muy Aïda Gueye nekk dëkk bu ñu naan Kawoun joyeux anniversaire à Dior Sam c'est de la part de Ouz nee na mu ngi lay souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire à toi ma maman Adja Aram Diène kooku suñu yaay la yaayu Petit Ndoy yaayu Efat
maamu Amina Rasoul. alors Adjatou Aram Diène mi ñu ko fayee député bu mag bi. bëri lool ay turandoo. Baye Cheikh waaye moom Aram a ngi te Aram bokkul. Baye Cheikh jël na jikkoom. waaw. bi ma tàbbee ci xew sama gor si toog di petit. bi ma agsee ci biir xew bi rek du ñu xeyeelu maam dama koo jàng rek barke Rasul ma xam ne kii doon na Arim Diène. wallaay wallaay waaw fekk moom petit de moom laa fekk. wallaay mbay bi may ñibbi damaa fay bor yi diri saako teg. wallaay jënd crédit doy le bu yàlla guddal fan. allahumma amin donc yaay petit Ndoye Adjatou Aram Diène ñu ngi koy ñaanal gudd fan njabootam yëpp jaar fi ñoom Efat petit Ndoye happy birthday to you yaay boy joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Nia yàlla na leen yàlla sàmm barkeel leen musal leen ci lépp c'est de la part de toute la famille joyeux anniversaire à madame Thioy Ramata Fall c'est de la part de son mari et puis Momo tamit tey l'anniversaire am bon anniversaire Momo joyeux anniversaire à Pape Ibou de la part de sa femme que du bonheur dans ses projets Marie Ndiaye tamit talibé Serigne Babacar Sy tey l'anniversaire am ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér joyeux anniversaire à Mbës Faye dundal wéral yokkal Ami Badiane Mbacké chéri Serigne Mourtala Mbacké moom itam tey la anniversaire am happy birthday to you Makor Diop beaucoup de bonheur c'est de la part de sa femme Nabou ak toute la famille de la part de Mamadou Ndiaye aussi joyeux anniversaire à Mam Cheikh c'est de la part de Abba depuis Maroc joyeux anniversaire à Mam Diara Faye longue vie de la part de tonton Cheikh Diop journaliste à TFM joyeux anniversaire à Cheikh Mbeng doomu maman Mbeng happy birthday to you et puis on finit ak bébé Daouda de la part de maman Mariam Diop madame Ndiaye et de Pape Matar Ndiaye voilà li ci des xam naa mën nañu ko jàllale ci générique bi si possible merci oustaz rendez-vous ak yow demain incha allah. incha allah Baye Cheikh amoon mbégte jàkkaarloo waat ak yow ak ñu bokkaloon plateau bi ak téléspectateur yu télévision Futur Média ziar suñu ay Adja Diab Cissé Roxé depuis Toulouse di wax ne rek ñu ngi jaal suñu ndijaay al oustaz Madické Ndiaye imam ci bor doomam di Babacar Ndiaye di suñu wëlëre di suñu mbokk bi génn àdduna tonton Madické Ndiaye bu Yoof la doomam génn àdduna ñu koy jàll ak suñu tante Thiawta Diène frère la si Khalifa Diakhaté kii gaañu Khalifa Diakhaté bi ñëwoon fii frère am la ñu koy jàll moom itam di ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko aljana ziar Cheikh Abdoulahi Thiaw Laye xalif général des Layènes ak imam Mouhamad Ndoye ba suba Baye Cheikh. jërëjëf El Hadj rendez-vous ak yow tey ci guddi incha allah ci Nabir ak seen soppe El Hadj Mbaye Garmi boo kenn manqué de 23h lay xew man nag maama rek dala sama yenn soppe yoo xam ne incha allahu taala dañuy jàkkaarloog ci Nabir waaye di wax ne tamit maa ngi ndokkeel Ramatoulaye Diallo bu sàmb yu ma ca àll ba moom nag dëgg-dëgg moom la ma Alaaji Bakar Diagne bàyyee sama jarbaat boobu de moom maa ngi ko sargal di ko ndokkeel di ko ñaanal jàmm dongoo nag jàmm voilà Adjatou Fademba Diop la Linguère itam nee na mu ngi lay ndokkeel bu baax géej naa ko gis de Fademba namm naa la borom musóor yi kawe yi dëgg namm naa la Fademba Diop Linguère dikk na ñu ngi lay ziar bu baax Coro à lundi incha allah à lundi incha allah Baye Cheikh remercier bu baax Jojo Chic pour la tenue elle est au 77 560 72 77 296 87 54 Jojo merci beaucoup ma puce kontaan naa bu baax merci remercier sama bàjjenu bopp mère wali yàlla kontaan naa yow tamit ci bijou yëpp nee na jigéen day takku noonu la d'accord merci beaucoup merci à tout le monde et puis à lundi incha allah remercier Ndeye Mati bu baax moom tam ci nu muy jàppee ci liggéey bi. merci Thioro. nuyoo Ismaïla kii de. kis nuyu naa ko nuyu naa ko bu baax sama soppe merci beaucoup comme ça nga may ñu jeexalee ak jëmbe yi. Yacine merci pour le maquillage pare na yow nanu de gis te joxante rendez-vous lundi astafurlah suba bu soobee yàlla. kontaan naa rek man invité leen rek ngeen ñëw fii rek ñu dégg si li nga xam ne mooy fataay yi ñu defar tey Baye Cheikh. mu ngoog merci bonne journée ñu tëj ak quelques notes de jëmbe laataa ñu leen di bàyyeek Eva Tra yaayu Basirou ak Mama Rokhaya mu gunge leen ci yor bi ci télévision Futur Média ak li nga xamante ni mooy wareef man je vous retrouve tout de suite ci rajo bi depuis 11h laa waroon tàmbali il est 11h18 donc mu gunge leen yendu ak yéen ba 14h ci King FM 99.4 bu leen neexee itam déglu ko ci page Facebook bu rajo bi Kisima vous donne rendez-vous Kisima Diabaté le 14 février fi nga xamante ni mooy centre culturel Blaise Senghor ci spectacle bu mag en attendant daf ñu ciy mosal aslëf comme ça ngeen mën a am avant-goût de li mu nar a maye le 14 fële nga xam ne ni mooy Blaise Senghor